bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ngeen dal ak jàmm ci seen kanamu télévision Futur Média macha allah ñu leen di nuyu sunu PCA mboolem directeur ak itam tout le personnel ñaan yàlla mu dolli ñu jàmm ak sutura itam ñu ngi koy ñaanal bépp kilifa diine ak kilifa aada di ci toftol ñi nga xam ne ñooy xalifa généraux yi sunu soppe yooyu macha allah yal nañ fi yàgg lool te mu ànd ak wér. di newaat salaamaaleykum dugg ci hôpitaux yi cliniques yi ak dispensaires yi ñaan yàlla mu wéral képp ku fa ne ak képp kuy fajaate itam yàlla na yàlla sàmmal nu la bu baax a baax ñeneen ñu nattu dal macha allah ay gor yu baax waaye nag ni ñu koy waxee rek àdduna lu ne fi am ku ci ne boo ci newee rek da ngay foog na yow rek la mooy ñi nga xam ne caabi daf leen a féete gannaaw ñu ngee ñaan yàlla toogaay boobu yàlla na ko yàlla def càngaay bu nu fa jugee itam lépp loo xam ne laal nañ ko rek yàlla na ci sunu borom def barke bu bare ba tey maire yee xew ni ko xale yi di waxee maire yee xew naka la ñuy doxalee moo xew seen gis-gis moo xew moo tax tey ñu am wax dëgg yàlla plaisir itam dalal fi ki nga xam ne mooy Pala El Hadj Pala Samb bu ñu ko waxee nag fan amitié point E ñooñu ñëpp xam nañ ne daal goxam la waaye li may jëkk def mooy mami sunu toogee faw xel day dem ci sunu wayjur yi baax yi ñi nga xam ne dañ leen a ñàkk ñuy ñaan yàlla yóbbu leen ca aljana yi gën a kawe saa bu nu ko waxee itam xel day dem ci sunu wasila yi yal na yàlla sàmmal nu leen defal leen jàmm ñi dem yàlla yóbbu leen aljana ñi fi des yàlla sàmmal ñu leen sàmmaale leen salaamaaleykum Diop. da nga ko wax rek ndeysaan sama xel dem ci góor bu baax bu ma gis démb benn vidéo muy Serigne Pape Malick Sy dëgg démb dama ko gis ndeysaan ki ko yore woon ci téléphone am ñu toog di ci waxtaan maak moom lu yàgg ma ne ko ñu baax ñi dañ fee waroon a yàgg waaye sunu borom moo la ñu leen gën a soxla ndax moom xam nga day jël ñu baax ñu dem wéttali ko sama genre gi di waaj a ànd ak ndooy dem campagne nag ñun lañ fi bàyyi door nañ daan la ngeen fi mayee yëpp balaa miyaa di taal micro loolu yëpp naa ci dellu siwaat nii xam nga dama am jot bismillah door nañ daan dooreet neeti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ëllëg sama maam yàlla na mag nen son Mandela tëpp koy jëloon ziar mboolem kilifa diine kilifa aada yi ñaanal sunu soppe sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla yokk leeram taasum ci barkeem Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na yan bi woyof lool ci kawam Baye Abdoulaye Thiaw lay yàgg fi ko wér li ko waral mooy ñoom ñooy kenu mbaar mi ñun bu ñuy nelaw ñoom ñu ngi ci der bi te jàmmi réew mi rek leen fa bàyyi yaay déggéen yàlla na dëkk ak soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak mboolem ko fa fekk ak ñu fa fekk yàlla na yàlla gën a wasaare jàmm ak barke ci réew mi may ñu dooley poche ba ñu mën a faj aajo yëpp amiin léegi nag xam nga comme maa ngi la doon wax sànq ne la ñun dañuy waaj a dem campagne yi léegi man dama bëgg a xam c'est que li ma jaaxal mooy da ngeen farul fenn rek pour le moment monsieur le maire Ndoye Bane maire Pire Ndoye da ngay campagne dem bàyyi wareef wala ñun dañuy ànd ak yow dem campagne bu wareef jotee ñu toog def wareef est-ce que man maa la wax man candidat la bala may wax wala nga may wax ko candidat campagne tey da ngay xaar ba man ni man candidat la am waaw mais dama jàpp ne candidat nga waa dëkk baa moo téléphone bi beneen bi ci topp mooy xam nga tey li gën a garaaw mooy ndekete ñaar ñi war a jongante ñoo jàkkaarloo xam nga dem maa jàkkaarloo nag sama maire waaw léegi madame day xëccoo place monsieur Pala mi toog Eva Pala gisoo ñum indaale ñum indaale association am lañ bokk di Pala jox ne leen keesu maire ba moom lañ ci jërëjëf man yéen ñi du ma ci association samedi bi ni ñëw ba dellusi waat waaw léegi nuyool waaw jaajëf Eva ñu ngi lay man moo croisé ak moo ko de ayuma ci ñu ngi lay ziar di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdou Khadre di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ziar waa Pire Sañoxoor yëpp comme ni nga ko waxee sunu xalifa sëriñ Mansour Cissé ak sëriñ Maodo Cissé moom parent Djibril Diagne ak monsieur le maire Serigne Boub di ziar tamit Baye Bardo Dieng ak sëñ Sidi Mbacke ak ñëpp notable ya fa nekk yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di dalal jàmm monsieur le maire Pala Samb ñu koy ziar bu baax defe naa ni ñoo ngi soog a gisante man defoon naa ni sax bi may dégg turam bi yëpp defoon naa ne maire la bu kii boobu comme genre Cheikh Gueye costo njool yooyu ndeke kii maa ngi moom kii moom war naa ko mën a ñeme non maire bu may invité damay xool ba xam kii war naa ko mën a ñeme déet comme damay bañ xam nga Touba Dakar yi léegi ak ni njëg gisoo ni mu wéeroo ñoo jox ma mbagg mi nii moom man tam ma def nii xam nga tax parce que xam nga est-ce que xam nga dara nag waaw yaa ngi suuru koo xamante ne tontoo ma ngi ci catu làmmiñam maa ngi mooma yam Lac Rose la ñuy naanee déet waay tontoo ma ngi ci catu làmmiñam non du tontu doo toon defar na dëkk ba de defar na quartier bi waaye ya fa yàqoon bari na de monsieur Samb salaamaaleykum ñu ngi lay nuyu bu baax maa ngi leen di fay di la dalal ak jàmm di leen gërëm ci invitation bi di nuyu yéen ñëpp ci plateau bi Mami yow Eva ak Ndoye Bane
di nuyu borom kër gi. di nuyu Ndiaga sama xarit. c'est mon ami. di nuyu population Sénégal yëpp. di nuyu seeni téléspectateurs. mais di si beral nag nuyoo population wu commune bu Fann Point Amitié. nekk seen disposition nag pour ñu waxtaan. di leen gërëm nag parce que je pense que c'est la première fois ma ñëw ci émission télévisée wu TFM. tey la Moussa waaw c'est la première parce que man nag je ne suis pas presse. liggéey bi da nga nekk nag c'est que man nag je ne suis pas presse waaw man ab Baye Fall bu nekk ci terrain bi di liggéey laa rek. donc presse moom defe naa ne sama 7 ans wu bi ma nekk maire. TFM tey laa fi mos a ñëw émission. TFM nga fi mos a ñëw émission. Ndiaga wax na ba sonn waaye xanaa toog teg bi mu ma defaloon sama biir commune. dëgg la kay dëgg la te muy lu jaadu itam. ba tey TFM la. macha allah yal nañ fi waxtaan loo xam ne daal waxtaan boo xam ne macha allah ku ko dégg rek di nga ci jëriñu bu baax a baax. bu weesoo loolu sax mami jot nañu nekk ñun ca goxam. xam nañu tuuti nu gox bay doxee. waaye nee nañu naka tungu ne du teew ñuy nataal. déedéet moo tax yenn yi dana ci dikk indi ci ay leeral yu bare. am na nag ñoo xam ne seen commune daa bare liggéey lool. am na ñoo xam ne seen commune liggéey ba dafa yem. tey moom bu toogee dina ci indi ay leeral. ba xam ci lan ak lan la nekk. xam nañ ne Fass Fann la Point E ak Amitié macha allah nag boo ñu doon jaay gox yooyu yëpp lan nga ñuy wax. waaw commune xam nga commune dafa tudd commune Fann Point E Amitié. waaw boo ko déggee da ngay foog ne ñetti quartiers yooyu rek la. c'est que dañ ko dagg pour tur bi bañ a gudd. mais commune bi Fann la Fann Ok Fann Résidence Point E zone B Amitié 1 2 rue 10 donc dafa yaatu. Fann Résidence ci yow la bokk. absolument c'est vrai ak Amitié rue 10 yooyu yëpp si man la bokk. d'accord en 7 quartiers la maanaam mais tur bi la ñu dagg rek def Fann Point E pour mu gàtt continuer na voilà. d'accord mais commune la boo xamante ne bon ñi fekkee démb. waaw xamoon nañ ne commune résidentielle la woon. dëgg mais avec le temps bon détérioré na ba nga xamante ne nekkatul commune résidentielle. waaw ndax ñun biñ koy jël. en 2014 xam nañu fan la ñu fekkoon commune bi ak nan la meloon. 2021 population bi gis nañu fan la nan la commune bi mel léegi ak fu ñu ko jógee ak fi ñu ko andi. loolu si kanam boo leen si duggee si question yi dina leen si andi. loolu dugal ci politique bi yàgg nga ci ana maire Ndeye Maguette Dieye. Ndeye Maguette Dieye sama mag la sama xarit la. dañoo bokkoon dëkk mais bokkuñu woon parti. man ma nekk parti socialiste. moom mu nekk PDS. mais ñu bokk koñ. yàlla def 96. bi ñuy sos commune Fann Point Amitié. donte boobu gën naa nekk xale conseil municipal laa woon foofu avec feu Cheikh Sadibou Fall ak Ndeye Maguette Dieye comme conseillère moom tamit foofu PDS man ma ñëw au nom du parti socialiste opposition 2002 yàlla def ñu dem élection Ndeye Maguette gagné Cheikh Sadibou Fall jël mairie bi woolu ma def man directeur de cabinet wu mairie Point E bi d'accord ma nekk directeur de cabinet Ndeye Maguette ba 2009 Malick Diop gagné maire bi. ma nekkaat conseil municipal 2014 ma nekk maire commune donc man mosuma génn commune bi ñu ko sosee ba léegi mosuma ko génn. ci ban bannière nga nekkee maire bannière taxawu Dakar taxawu Dakar ak kan. yaa nekk est-ce que yaa nekkoon tëdd liste ba. déedéet. kan nga ko nekkoon jigéen la woon je pense. ñaari jigéen ñoo nekkoon tête de liste ñaari xale jigéen ñoo nekkoon tête de liste. yow nga nekk waa mais na en général su nit nekkee tête de liste souvent nit ñi dañuy yaakaar ni moom mooy nekk maire yow foo jaar ba nekk maire parce que. déedéet yombul woon tamit. xam nga ne jamono jooju. bi ñuy def loolu. am na ay pexe. est-ce que suufu woo ndaw si. non suufuwuma ko parce que ndaw si musul nekk candidat ndaw si sama présidente la woon. mais dafa am si biir nag ñoo xam ne dañu laloon seeni plan. laata may ñëw. bugguñu woon man ma nekk tête de liste. bugguñu woon man ma nekk tête de liste parce que def nañ seeni calcul ba pare. d'accord. bi ñu ñëwee toog ci concertation bi ñu ne mu am ci ñoom ku ne. damay proposer ñaari xale yu jigéen nekk. tête de liste. te xam ne sama président bu nekkee tête de liste man du ma ci topp ñoom ñoo ciy topp.
mu nar a andi coow moo xëcc sama président mu ne du am ma ne ko yow la demal yaay nekk tête de liste. nekkal tête de liste. muy Sophie ak Fanta. muy Sophie Massali mu nekk tête de liste par majoritaire Fanta Diallo nekk tête de liste proportionnel. donc Babali tegu si Moussa Sow tegu si. bi coow li bare man leen yéen xool leen liste bi foo leen ma teg baax na génn dem si biti naa ni café Touba. booba xam naa ne moom fuñ ma mënoon teg. bu élection yi jeexee may nekk maire. man xamoon naa ko. xamoon nga ne fuñ la mënti teg. mais nag bu ñu élection yi ñëwee may nekk maire. loolu kay xamoon naa ko. xam nga bu njëkkoon. waaw dañuy defar liste bi ci xelu nit ñi dañ naan kii nekk tête de liste mooy nekk maire. moom nekk woon tête de liste ma ngi woon ci biir man demee nag conseil yi xam nga ñooy fal maire. loolu lañ fi jëlee fi mu ne nii. mais lu tax élection yi voté ba. conseil ba ñuy voté. yombul woon de dem ngeen premier tour dem deuxième tour. dem troisième tour ba troisième tour ngay soog a jàll. waaw xam nga Pape Mayel tuuti Pape Mayel gagné leen nag. Pape Mayel da ngeen il yaa su fekkee ngeen toog waxtaanu biir néeg jéem a juboo seen biir sinon Pape Mayel da leen a naroon a yóbbu ardo. Ndoye waaw bu ñu demoon 10 tours. 10. waaw may nekk lu tax gagné wu kon ci premier tour ba. déedéet xam nga déggoo man la 10 laa wax. 10 tours waaw bu ñu ko defoon may nekk maire. premier tour ku gagné. man deuxième tour maa gagné. waaw mais amoo woon majorité. d' accord majorité absolue loolu nag xam nga lan moo ko waral moo di xam nga ambition. waaw xam nga dañu nekk dans une coalition. xam nga loolu moo bon ci suffrage indirect. parce que dañu nekkoon ci biir coalition. labaj gi day bari. bi ñu nekkee ci biir coalition taxawu Dakar. ku nekk dafa am foo jóge ñëw. ñu dajaloo ñun ñëpp séddoo conseil yi kii andi ñaar kii andi ñett kii andi ñeent et cetera. d'accord xeex bi jot ñu xeex bi man maa ko xeex man Palla Samb man ak samay militants socialistes. ña doon xëccoog man maire bi mosu ñoo ñëw campagne électorale andi ñaari nit ku nekk sa jubu bopp ngay andi. am na ci candidat boo xam ne moom laa doon xëccool. jouru élection. muy ku góor gi. waaw jouru élection yi jouru élection. booli moom. non non du ma tudd tur mais ka ma doon xëccool xam na ko. jouru élection bi. quartier ba mu dëkk. 12 bureaux de vote ya fa nekk yëpp mënuñu fa andi un représentant bu ñu toogal ci bureau de vote. samay xale zone ba ñoo fa dem siège ji. waaw kooku ñun ñu gagné mu ne maay nekk maire. yow da ngay nelaw rek. mënul nekk. noonu la demee mu ne candidat la bon am na gymnastique bu mu def ba am quelques groupes conseillers Pape Mayel bon juróomi conseiller la amoon ma koy nuyu au passage sama mag la sama magum taalibe la. donc mu amoon juróomi conseiller xam naa ñu ne xale yi ñii ay xale lañu bu ñu leen joxee xaalis dinañ ñëw ñu def seen lobbying waaye booba la ñuy lobbying yëpp nee naa la sànq si njëlbeen buñ ma defoon 30e position man maay noon maire 2000 xaw ma beneen de waaye 2014 bi. min def mënu ma waan teree doon maire. lan nga fekk ca maire ba bi nga ñëwee. bon bi may jël maire bi nag 2014 xam lu ma xam laa jël parce que wax naa la ne 96 lañ ko créé maire bi ba 2014 ma nekk maire musuma ko génn nekk naa 2 fois conseiller municipal une fois directeur de cabinet de la mairie. d'accord donc 2014 ma nekk maire donc xam naa li ma fa fekk. donc je pense que bi may ñëw maire bi di jël maire bi en 2014. budget wu maire bi 300 millions la woon. laa ko fekk. fi ma toog di wax ak yow maa ngi si 2 milliards 800. mais c'est très normal parce que non ça c'est très normal maire bi nga dondu commune d'arrondissement la woon. maire bi nga yor nii commune la ak acte 3 de la décentralisation. c'est pas pareil il faut que. c'est pas pareil d'accord mais xaalis boobu nag xam nga loolu dañ ci war a. xam nga loolu dañ ci war a maire bu ndaw la woon. da daan liggéey di verser maire ville maanaam yorul woon keesu boppam mais ak acte 3 nga xam ne fi mu nii li ngeen liggéey yéen a koy moom. seen ressources yi am ci commune bi yëpp yi ci seen loxo lay jëm c'est normal budget bi yokk defe naa sama xam-xam. loolu li nga wax noonu la parce que acte 3. est-ce que war nañoo comparer kon commune d'arrondissement ak commune. non mënoo ko comparer parce que tout simplement li nga wax léegi acte 3 am na lu mu andi en termes de recette mais bu ñu fàtte ne acte 3 li ñuy wax ne recette du xaalis bu ñu lay jox on te donne des mécanismes yoo xam ne la demal uti ko yaa koy uti. boo ko liggéeyul doo ko am. un budget këyit rek la bu ñu lay bindal ah. c'est tout li si des yow yaay dem ci terrain bi wuti ko. parce que dama la wax léegi ne la j'ai 2 milliards 800. de budget. jóge ci 300 mais li ma état di jox man par at. du dara parce que man état fonds de dotation la may jox ak fonds de concours. 52 millions la may jox fonds de dotation ak 13 millions fonds de concours.
ça fait ñaata 67 ren loolu kese la ma état di jox par an Pakistan nag ren jotoo daa waay Pakistan programme Pakistan duñ la jox xaalis de programme banque mondiale non duñ la jox xaalis de Loolu la jox, attends loolu la Pakistan jox. duñ la jox xaalis de Pakistan on te dit voilà 5 projets ban nga si bëgguñu financer la waaw ñoom ñoo koy financer seen bopp de duñ la jox c'est pas de l'argent mais celle bi nga xam ne moo remplacé kii d'accord sel bi ok mais xam nga da ngay xool seen loolu moom yëpp- ngay faral di naan xorom si. mooy xorom si ñoom ñoo ko tuddee xorom si mais souvent ñoom suñuy wax si suñuy wax li nga xam ne moom la leen état di jox duñ limaale ñu ci bari du bon yow taxaw may xam mais ñi ci bari suñ ñëwee fii duñ limaale sel duñ limaale Pakistan Am na ñu amul Pakistan. dañuy wax waaw am na ñu amul Am na ñu 121 amul. non 123 communes ñoo am Pakistan n'est-ce pas noonu la Absolument. donc 123 yooyu ci ngeen bokk absolument parce que Pakistan boobu lan ngeen ci nga ci réaliser très bien. xam naa mami damay ñëw ci yow rek. am na ñu ma seen am lu ñu bëgg a jubbanti waaw waaw tuuti te dafa am day jaadu. lu ñuy defar si suivre nga waxtaanu Ndoye Bane ak monsieur le maire. waaw xam nga monsieur le maire moom dañ koy dalal rek am mbégte bu baax xëy na comme li Ndoye wax ñi ngi soog a toog ak moom mais dëkk bi nag ku fi nekk di liggéey rek nit ñi dinañ ko yëg parce que lu baax moom xam nga boo koy def nit ñi dinañ ko yëg mais li ko Ndoye laaj wax dëgg yàlla am comme moom nag dafa yor ci quartier résidentiel yi ndax boo nee Fann résidence nit ñi daal di jàpp ne kon lu baree bari war na faa mën a génn dëgg ñu jàpp ne it liggéey bi du yomb ndaxte xam nga kër yu toll noonu quartier bu toll noonu ak li nga boole yëpp liggéey bi du war a mën a yomb mais bi nga ñëwee ak léegi lan nga fa teg loo xamante ne bokkul ak bi nga nekkee ci biir mairie bi mais yow ci sa bopp yaa ñëw teg ko yow jërëjëf mami dama wax sànq bi may ñëw 2014 fekkuma fi benn investissement vierge terrain vierge laa fekk d'accord. il y avait aucun investissement aucun investissement dans la commune de Fann Point Amitié en 2014 suñu borom kàttal na ma 2014 ak léegi 7 quartiers laa am quartier bu nekk lu mu tuuti am naa fu minimum 2 investissements yoo xam ne maa ko def sur fonds propres à tous les niveaux moo nag. waral ñu lay wax naan un maire qui investit sur fonds propres. parce que Absolument. loolu dañ koy dégg tout le waaw temps. man j'investis sur fonds propres comme lan par exemple du lépp santé voirie parce que par exemple su ma jëlee mbirum tali ñëpp xam nañ ne tali commune du ko defar ndax dafa cher état koy defar wala kii man sur fonds propres Jéngu nga ko. sur fonds propres defar jëlaat naa toute la voirie de ma commune defaraat ko d'accord. je suis à presque 1 milliard d'investissement ci tali voirie publique sama biir commune loolu yëpp man maa ko defar quartier par quartier waaw loolu je l'ai fait sur fonds propres de la commune je suis dans un programme boo xamante ne également ñu ngi ko tuddee commune sans sable parce que ñun sama objectif maak sama équipe mooy 2021 bi buñ koy jeexal di nga wër commune Fann Point Amitié ba mu jeex te doo dox ci suuf doo gis suuf waaw. parce que nous avons 2 programmes benn bi c'est le pavage benn bi c'est la voirie xam nga boo defee pavage defar tali dootoo gis suuf Dëgg. donc actuellement on est à 80% de réalisation de ce programme kañ nga commencé woon daaw jéeg laa ko commencé non ci 5 ans yi mais am na ci maire yu bari yoo xam ni war nañoo gërëm ñaari at yi leen njàmbaasal parce que seen mandat yi jeex na bu yàgg mais ñi ci bari ci ñaari at yi lañ commencé mais def ñaari yeneen- at yi tam situation moo non ko indi ñaari at évidemment. yi non maire yi ci bari ñu moom ak ñeeni ay moromam dañ nii fi mu nii normalement bu dul woon ñaari at yi dañuy lajj. loolu nga doon ñaari at yi moom wax dëgg yàlla dañ leen koo njàmbaasal rek mais ñu ngi ci commencé góorgóorlu nag pour que xam nga élection yi su jub see rek ñoom paala xam nga dañuy xam nga dox ci maayanu gaay ak ñoom seen mais mais non, man nag jàpp naa ne man ñaari at mais yi jàpp naa pavage ne yi Ndoye ñaari Bane at yi lañ commencé jàpp naa ne ñaari at yooyu baax na man xam nga lu tax ma jàpp ne ñaari at yi baax waaw yow si ñoom 5 ans lañ leen non non dama ne jàpp naa ne ñaari at yi baax na ci benn côté xam nga lu tax ma ne ñaari at yi baax na parce que dóor na ñëpp ay coup ba nga xamante ne nii nit ñi yeewu nañ léegi ci xam nañ lan mooy mairie xam nañ lan moo war a nekk élection mairie xam nañ fan la ñu jëm waaw. xam nga damay wax ma ne Sénégal léegi defati fi maatay yombatu fi xam nga lu tax ñi doon dajjaxu ñoo dal ci kaw ñi gëmmantu woon ñëpp ànd ne xefet dëkk bi kenn nelawatul ñëpp yeewu nañ. non bay sangoo foon de nga naan ma la Dakar ne dort pas waaye Sénégal ne dort pas. Sénégal fi mu ne kuy nelawoo fi amatul gis nga maire yi di ñëw nii waaw. mais di tàng jër. rëkkal mbaama rëkk lay doon xeexu mbooloo doo xam ku la xët absolument te waaw ku yóbboo jóg. loolu tax ma ñëw ne ko paala takku naa ba dëgër ci ma xalaa jëm nii c'est que maire yi commune bi mu jiite commune bu riche la moo tax ma ne ndax commune ba bare na liggéey. non bari na liggéey torop am na ay Eva Tra mu fa ubbi dara Mami Diop mu fa ubbi dara Dëgg. ay entreprise yu bari ña nga fa ay Dëgg. hôtel yu bari ña nga ak fa panneau publicité est-ce que yeeg yooyu. ah waaw est-ce que askan wi gis nañ seen bopp ci ñooñee ñëw ci sa commune ubbi fa ay entreprise yu baree bari est-ce que askan wi ñi ngi liggéey ci entreprise boobu ban njariñ lañ leen amal du ma wax sax liggéey amaluñu benn njariñ
amul leen benn njariñ. benn njariñ. changé wul dara ci sa dara rien du tout parce que xam nga lu tax. gis nga malheureusement information moo dul daw bu baax ci population yi. parce que ñu bëri dañuy foog ne man dama riche parce que sama littoral li fa nekk la. xam nga tey jii soo jëlee commune Fann Point Amitié nga jël littoral bi am nga Magic Land. waaw am nga teeru bi. waaw Sea Plaza. waaw Radisson. lépp sama biir commune la bokk. waaw xam nga loolu c'est des milliards. ñooñu ay milliards la ñuy liggéey. ay milliards la ñuy verser en termes d'impôts et tout ça. c'est des milliards ah. est-ce que xam nga loolu ma la limal yëpp ñaata la commune Fann Point Amitié am. 0 franc. nga fëgg ci table bi. munu ma ku may xeexal état man mën naa xeexal état. 0 franc. lépp état koy jël. c'est jox une partie ville de Dakar ba ma mañ. lu ma ci mën. et c'est des milliards d'impôts et de taxes. ñu nekk sama biir commune jël suufu commune bi implanté fa. di fa liggéey ay milliards. pourtant référendum bi waxuñu woon loolu. ah ben attends lan laa si mën man en tout cas am na séminaire boo xam ne am na séminaire boo xam ne ba ma fëggee sur la table comme tu l'as dit préfet daf ma ne booy xale nga mënoo xeex ak état noppil bàyyi lii doo lan laa si mën mais su la loolu c'est pas normal parce que waroon nañu au moins ñooñu milliards yi ñuy fay ñu séddale ko en 3 parties état jël jox ville de Dakar jël jox commune Fann Point Amitié bi mu implanté mais 0 franc mais nag yaa ngi ñam ci autorisation de construire yi ngay joxe ci littoral bi. d'accord non attends joxe woo ci. ah kay. waaw lu tax nga ci joxe littoral bi ñi ngi naan bu ko kenn laal ak coow li ci de. yaa ngi Barthélémy Dias est-ce que ruufoo wu leen ci temps yële passé. waaw boobu Bart sama rakk la da doon politique rek Bart daf doon politique rek non en matière réew mi la ñuy gérer amul ay rakk ak mag. yaa non moom daf doon politique rek laa wax. yow politique oo. ah kay loolu waaw léegi littoral bi ngeen di joxe foo leen ko teg ak Ndoye Bane certificat de autorisation de construire yi. Ndoye Bane xam nga sur ce plan. waaw les gens sont en train de faire un mauvais procès au maire. amul benn maire. bu am sañ-sañu joxe littoral bi. amoo fooy jaar pour joxe ko amoo ko. ah dégg nga yaa ngi ciy joxe. waaw xaaral ma wax la rek non attends joxewu ma entre joxe ak signer une autorisation de construire dafa am signer kay joxe nga. déedéet xaaral parce que xam nga autorisation de construire. mën nga signer te doo yor kees ay chèques ak yooyu. non pas caisse. je parle même pas de caisse. waaw dama ne gis nga kii Ndoye Bane tey bu amoon terrain ci littoral bi. maire yi joxu ko terrain parce que maire yi moomul terrain bay joxe. terrain état moo koy joxe su état joxee Ndoye Bane terrain def ko jox ko titre foncier Ndoye Bane na day tabax hôtel ci littoral bi demande d'autorisation de construire Ndoye Bane du ko adressé par sa maire de Point E. état la koy adressé par le biais du ministère de l'urbanisme mu dem direction de l'urbanisme ñoom ñu def seen avis favorable ba mu pare ñëw na jox la këyit bi may signé man par exemple kenn defaree ko sama biir. xanaa loolu lu bees la. moo ba sa am. loolu am Ndoye Bane bëggoon naa ñu ñëw ci. loolu ama dama bëgg may ma rek loolu mu leer. parce que ñu bëri cool yi dafa leer. dafa bari te nit ñi andi ñu leeral bu baax. parce que tey jii boo jëlee foofu ñi ma fa signal teeru bi signal naa ko extension signal naa Azalaï mais ñooñu amul kenn koo xamante ne ba ngay déposer si demande commune Fann Point Amitié nga ko déposer mais direction de l'urbanisme nga koy déposer ñoom ils te disent ñoom ils sont les bras techniques de l'État yoonu commune nekku si. mais kon xanaa kon wareef moom am na ndam. bu baax. ndax li tax mooy. dalal nañ leen jox leen occasion pour ngeen. ñu leeral expliquer problème yi. absolument ndaxte nit ki xam nga li koy jaaxal mooy li mu xamul. absolument bu ñu nee baatin du leen lu dul li nëbbatu ci bëtu nit ñi. te tollu nañ foo xamante ne Sénégal problème mu communication la ñu am. absolument parce que ñi war a yëg dañ dul yëg. moo tax ma laaj ko keroog benn maire ne ko est-ce que du conseillers yi aussi war nañ di gën a jege ji seenu askan di leen gën di leeral li ngeen di daje ak li ngeen di wax ak li ngeen di décider. ndax nag nit ki lu ko ëmp tamit alalam mu laaj tamit. absolument xam nga lii nga wax nii tey boo lëgee kenn du toog ne paala la mu encaissé ca teeru ba kenn du ne la mu encaissé ca Magic Land mais ñoom bu ñu koy gis mu taxaw dañuy jàpp ne yaa ngi koy encaissé. mami man xam nga dafa am loo xam ne dama koy faral di wax. mu di man opposition laa nekk ànduma ak état. ànduma ak président Macky Sall. d'accord Khalifa Sall laa àndal tey. moom laay àndal suba. ginnaaw suba moom laay àndal. kon xam nga am na loo xam ne bu ma sañee di ko wax. fu ma toog ci émission. fu ma toog ci meeting wax ko. xam naa bu baax li may wax. damay faral di wax ñett yii. mu di man Pala Samb mucc naa ci. ban ak ban. du ma fen du ma sàcc. je suis incorruptible. nit mënu maa ger ci àdduna du ma fen du ma sàcc
je suis incorruptible télé laa koy waxee état di ma xool état moo yor tous les corps de contrôle mun nañ ma contrôler heure bu leen neexee te fu ma toog wax leen ko. boo dikkoon benn question nee nga maire nga ànduloo ak état dina yombal liggéeyu maire. bu àndul ak état. déedéet kooku question dina am ay problème dina am ay galgal est-ce que dina yomb. dina am ay galgal. ndeysaan. mais nag da ngay doon jënax rek bari pax. fu ñu fat rek nga fël fa ja des. buñ la paajalee nii nga daw ne. da ngay bari pax fu ñu fatt nga fël fa ja des. très bien bu ñu dikkee Ndoye Bane nga may ñu. azalaay bi. mook Bart. waa dinañ ci non azalaay du azalaay du ak Bart. mais yaa Bart lan moo ci problème. non Barthélémy c'était même pas un problème. parce que Barthélémy li amoon sama diggante ak moom mooy fan la yem lan moo ñu séparé man ak moom sama commune fan la yem ak commune am foofu fan la yem. moom dafa yaakaar ne li mu doon kaas moom commune am la parce que coow li ba mu bare kenn déggu moom wax de. daw journaliste ñëw nañu mën leen waxuma. na état tranché état moo tranché ne lii Fann Point E Amitié la bokk. jërëjëf. léegi bu ñu dikkoon commune yi nga dëkk fi nga dëkkee bare na ay ndaw. lan mooy sa rapport ak ndaw yi. am naa relation yu baax ak les jeunes de ma commune. parce que man nag dama juddoo ci commune ba. yaroo fa màgg fa musuma fa génn. léegi-léegi bi may ñëw fii dama doon laaj bu ma ñee andiloon du ma xaw ma fii de. Almadies da dafa naa ñaari yoon laa fa mos a dugg te Ndakaaru gi laa juddoo. parce que aw ma soxla feneen fu dul sama biir commune. dafay dee am je ne sors pas de ma commune. aw ma feneen soxla donc. mouvement associatif si laa jaare mouvement nawetaan et tout ça donc j'ai d'excellentes relations avec les jeunes quelle que soit nag différence d'opinion bu ñu nekk. parti pouvoir parti opposition. man j'ai d'excellentes relations avec l'ensemble des jeunes de ma commune. ku nekk nag sañ nga far fu la neex. mais jàmm laa sekk ak ñëpp. ci investissement yi nga def ban moo la gën a marqué nga xam ne lii taxaw nga ni am naa ci fierté bu baax a baax donte nag yëpp fierté la. li ma def yëpp njariñ la man investissement bu ma def njariñ parce que xam nga tali. njariñ la. ñun xam nañ ci dara. parce que daan nañu gis suuf jékki-jékki gisatuñu. parce que Fann ma ni waaye yéen ani monsieur le maire def naa fi juróomi at gisu mësuma ko gis. absolument parce que da tax na ñëpp ñemee soli talon. toog naa Fann ok bi may defar benn tali. am ku ma ne man 1953 laa judd. maa ngi soog a gis tali. 1900 fa la juddoo 1953 la fa judd. amuloon benn tali bi ngay jënd foofu noonu. waaw ku judd waxuma man 53 ba léegi laa wax kay. ñoom ñoo ko 53 lañu judd mosuñu gis tali ñu ngi koy soog a gis ci man. Amitié 2 1968 lañ ko gëj a def tali bañ koy sos. maa ko tali. d'accord. du 10 idem. zone B waxi na Fann résidence. fépp donc yooyu yëpp xam nga yooyu yëpp investissement la. ñaari poste de santé yoo xam ne dama fekk mu nekk ay dispensaire ma tabax leen def poste de santé mbégte la. yaa ko tabax. waaw. Georges Lawood maa ko rasé ba mu dispensaire la woon. ma rasé ko ba mu jeex tàkk yëkkate ko R+1 def ko du poste de santé avec maternité. te dispensaire la woon. loolu man maa ko def. xam nga 7 ans te inauguré guñ ko de. 7 ans non ba Ndoye Bane man li ma lay wax ni amul benn réalisation bu ma lay wax si ñaari at yi ñu yokk si mandat. non damay wax rek man damaa bëgg man suñu may jugé nañ ma jugé si juróomi at. waaw non xam nga mais 7 ans nga def. 7 ans nga def at mu jot 2 milliards soo ko jëlee ça fait 14 milliards ci 7 ans 14 milliards yi normalement su fekkoon liggéey nga ci carrément waa Fann Point ku tourne rek da ngay gis lu. waaw loolu parce que commune la boo xam ni rëyul goo xam ni neex naa defar. loolu nag li si gën a neex. waaw. moo nga jël sa micro. waaw dugg biir commune bi Fann Point Amitié. waaw laaj population bi def micro trottoir ndax maire liggéey na wala liggéey. si ma booleeg yow damay dàq waaw. dama leen ko ñaan. da ngeen di jël seen micro bi ak seen caméra. dugg biir Fann Point Amitié ku la ne Pala Samb laa àndal bul ko laaj. non duñ laaj ku ko ne Pala Samb ku la ne Pala Samb laa militant wu Pala bu ko laaj. ku bokk Pala famille bu mu ko laaj rek laajal population bi ndax seen maire buy liggéey wala liggéey. mais Gaspard Camara nag ñoom. dama laaj waa Gaspard. non yow laay laaj yow kay. dama laaj leen Gaspard Camara kay actuellement fi may wax ak yow nii. loo xam ne man du sama compétence. gis naa leen ñuy tabaxaat. maa ngi koy tabax maa ngi def extension c'est pas ma compétence. d'accord. du sama compétence de sama yoon waru si nekk. ministre bi moo fa ñëw. Abdoulaye Diouf Sarr moo fa ñëw visite. waaw. médecin chef bi na ko léegi amatuñu fu ñu teg nit ñi parce que si couloir bi. la ñuy tëral nit ñi parce que dafa xat.
dañu bëggoon extension ma ne ko man dinaa def ma ne ko man dinaa ko def mu ne mais ma ne ko non grave c'est pas ma compétence mais samay population fii ñëw maa ngay def extension ba terrain bi mu propre terrain bi mu dendal te Ndoye Bane tabax tamit fit a koy def. non moom talee yem. il fit faut dëgg mooy tali. xam nga yi émission bi li muy jariñ mooy ñi woo fi maire yi ñuy wax li ñu def ak mënuñoo def lépp li nga def ak la des loolu la ñu waxtaane terrain bi mu dendal bi nekk ak opéra ba muy dégg jaraafa ko moom terrain kër jaraafa ko moso moom jaraafa ko moom ah ñoo ko moom bu ñu ko moomul woon du ñu tabax ok d'accord bu ñu ko moomul woon du ñu am titre du ñu am autorisation parce que autorisation boo ko pour nga am ko booy déposer direction de l'urbanisme il faut nga joxe titre de propriété bu jaraaf amul woon titre foncier du am mais école publique bi nekk foofu tama fay romb ay naar ak tubaab rek di fa génn école am na benn école bu ñu ma dégg école publique la buy niroog école privée école bi nekk ci wetu ca Fanok franco-sénégalais waaw c'est du n'importe quoi école publique la wala école c'est du n'importe quoi foofu fan résidence la fan résidence la nekk franco-sénégalaise man chaque jour parce que dajale naa leen ñoom ñu ñëw école publique la yaay fay gardien maay fay gardien maay fay courant waaw maay fay ndox Alaaji Pa la defal naa loolu lépp yëg naa ko franco-sénégalaise école publique la waaw dégg naa buñ dee inscrire nag ngay la fay ñuy joxe la ñuy xaalis bu joxe bari saf na de xaalis bu bari xam nga directeur bi ñëw na fa ak seen délégation bi man leen yéen xam nga dafa am loo xam ne xel mënu ko nangu waaw parce que vous êtes une école dans ma commune man maire bi seen i gardien maa koy fay maay fay courant maay fay ndox waa léegi bu école di tijji gouvernement am na quota assemblée am na quota waaw man maire mënu ma faa dugal benn nit benn yow mënoo faa dugal kenn te mu nekk yow si fu mu commune ngay ne fay nii ndox damay fay lépp bu ma fa ñëwee ñu ne la def test dégg naa dugg fa dafa jafe te école publique la test ngay def léegi est-ce que maintenant léegi man bi am test ngay def wala kii boot kii keneen boot kii dama ne état daa am quota assemblée am quota dëgg parce que sama coow ak ñoom bi mu amee c'est le ministre maire de l'éducation moo intervenir man leen fayuma maire amul quota dara loolu du yoon man leen fayatuma ndox bi waaw nit ñee si jàpp ba ma fay ko man leen je ne paye plus rien moi man maay fay courant maay fay ndox maay fay gardien maay fay femme de charge bu école tëjee état am quota assemblée am quota man maire mënu maa jël kenn ku dëkk sama commune dugal si école loolu mu doon est-ce que du mais bu njëkkoon kenn daawul joxe dara mais léegi dafa for naa ci yooyu béykat yi am na tuuti privatisation tout un peu waaw dégg naa léegi yëf yi dafa changé tubaab bi nee na da ngay joxe dara am na tuuti annuellement xaw ma ndax buñ ko tuddee ci public pourtant c'est public ba léegi semi nan nga def ak sa ay jigéenu gox lan nga leen jàppale man de xam naa maag samay jigéenu gox moom c'est le grand amour waaw dégg naa yaay xaritu jigéen waaw loolu moom yàlla def na ko waa zone B nee na ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di fay ñoom ñëpp parce que samay jigéen association ya fa nekk yëpp nga ànd ak man comme nga ñàkk ànd ak man at bu jot ma financé samay jigéen pour ñu liggéey daaw moo si mujj financé naa leen 80 millions yoo xam ne dañ koy fay sans intérêt parce que lépp xam nga prêt naka lay demee apport personnel garantie frais de dossier ak intérêt yi ngay fay ma xam ne loolu bu ñu koy defal jigéen ñi day metti si ñoom man leen léegi lépp loo xamante ne charge la woon si yéen maire bi jëlal na ko boppam maa leen fayal apport personnel maa leen joxel garantie maa leen fayal frais de dossier intérêt yi ñu war a fay maa koy fay kon dañu dikk 80 millions laa leen jox amuñu dara lu ñuy fay comme intérêt jox leen ñu liggéey actuellement nii ñoom ñu ngi liggéey ñu ngi waajaat beneen financement pour at bi donc jigéen ñi gis nañu artisan yi tam am na loo leen di waajal ban inspiration nga am ba jëm ci loolu ci mois de juillet bi dañu bëgg dajale tous les corps de métier dajale xale yi defal leen benn journée dafarkatu dàll yi tailleur yi et cetera ñoom ñëpp ku si nekk ñu dajale leen defal leen benn journée boo xam ne ku nekk da ngay génn li nga mën def exposition vente def exposition vente waa commune bi yëpp génn ñu jënd ko pour ñu jàppale leen après xool naka lañ leen di encadrer financer leen ba nga xamante ne ñoom ñëpp dinañ am autonomie boo xam ne dinañ mën a liggéey li ñu war a liggéey yëpp. très bien mais soo duggee foofu ci laaj ko ci mbas mi naka la defoon ak commune am parce que loolu bëgg nañ ko xam mbas mi yëngaloon na jamono mi ngi fi sax ba tey mais naka nga doxalee woon. am naa yaakaar na de si ak occasion boobu yaakaar naa ne def naa si li ma waroon a def li ma yaakaar ne waroon naa ko def parce que
bi nga xamante ne ñu ngi war a wax ay couvre-feu dañuy tëj ak duñu tijji il fallait assister les populations. génne woon naa lu mat 250 millions. sama budget pour dimbali samay population. d'accord mais dimbali population boobu nag xam nga dimbal des fois di nga ko def dimbal boo xam ne du jariñ turu dimbal lay nekk du jariñ nit ki. wala du laaj ñëpp. mais bi ma bëggee loolu mu am dama wax ne quartier par quartier nañ ma recenser le nombre de ménages dans la commune. parce que si pourquoi ma wax le nombre de ménages mun nga dugg ci biir kër fekk 10 nit di fa teg ci. très bien tegal foofu loxo am na solo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si. naam ñu ngi lay nuyu bu baax a baax Baara Joxaane. bisimilah. waaw maa ngi doon liggéey RTS yàgg fa lool. waaw dëkk Panok. dama bëggoon tuuti féliciter maire bi ngeen invité parce que. allo. yow rek la ñuy déglu. waaw man ne dama ko bëggoon féliciter parce que dafa def liggéey bu rëy Panok ga ma juddoo yaroo fa. dëgg la. liggéey bi mu def mooy dafa tabax daara. actuellement ñu ngi koy tabax daara moderne la fa def. dëgg la. defar fa benn douche la fa fekk boo xam ne bi doon polluer foofu. mu jël ko def ko hôpital presque la ko def léegi. kay. maa ngi tudd Baara Joxaane je suis un ancien de la RTS. Joxaane. waaw waay. ñu bàyyi la ak monsieur le maire yëpp maa ko defar. Joxaane. waaw ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ñu bàyyi la ak moom monsieur le maire. monsieur le maire waaw. allo. waaw. monsieur le maire je suis content. merci beaucoup merci beaucoup. je suis très content parce que man maay magu Adama Joxaane man maay Baara Joxaane. d'accord merci beaucoup. xam nga ma parce que. waaw bu RTS ancien RTS foog ñu wax la ko. liggéey bu rëy nga fa def. merci beaucoup ab douche bu bon bu nekkoon foofu yàq ko ba nga def ko hôpital presque nga ko def. dëgg nga ko nga fekk ab place nga def ko daara bu rëy def ko daara moderne étage nga ko def. dëgg ñëpp kontaan. pavel ñu koñ boobu yëpp tout le long du canal. def na ko pavage def ko éclairage. da ngay dox guddi comme ni ngay doxee bëccëg ngay dox. nous te félicitons nous te rendons vraiment un grand. yow daal amuñu lu ñu la wax daal. yal na la yàlla fay. amiin merci beaucoup beaucoup Cheikh Ibrahima nag mënoo def leneen du dul loolu jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax. merci beaucoup merci beaucoup. élèves yi xale yu ndaw yi jàng yëpp du ñu doxati léegi dañuy jóge Fann résidence car la ñuy dugg ba ñëw biir Fann. voilà jërëjëf merci beaucoup. jërëjëf merci monsieur le maire. merci beaucoup merci beaucoup. ndax wax dëgg yàlla am na école boo xam ne loolu dama bëgg maire yi tenir ci bu baax Ndoye Bane. école yi ñu jàppale école yi parce que ñun ca Fanok boo demee da ngay gis benn école boo xam ne da ngay foog ne école privée la. ci nanu ko defaree di nga gis ne am nañu bus. et yooyu na ci maire yëpp roy parce que c'est important. Absolument. c'est important. mu demee noonu waruñu wax ne rek moyens yi doyul école yi mel nu leen neex toilettes yi tamit même chose yooyu war nañ ko fi jëlee léegi. monsieur le maire maire bu ñëw toogal boppam. dinaa leen tabaxal école. nii ci biir poosam. dinaa leen tabaxal marché. ci biir poosam professeur Ndoye Bane. waaw dinaa leen tabaxal hôpital. ci biir poosam. waaw waa léegi maire boobu kañ lay tal gone yi. très bien bu talul sa bopp nan ngay talee ndaw yi ci sa gox. waaw am na ci maire yoo xamante ne vraiment dama yaakaar ne askan wi yeewu nañ nag. très bien xam nga mbiru école yi. waaw dafa am solo. parce que xam nga développement mënuloo wax développement te amoo une bonne éducation une bonne formation. dëgg la parce que pour que Sénégal développé foog nga am ay xale yoo xam ne am nañ éducation bu baax am formation bu baax. parce que ressources humaines moom nga war a dëkk tàggat ba pare soog a dem. parce que soo buggee développé te nit ñi amoo ay borom xam-xam. réew mi du développé wu. donc man bi ma ñëwee 2014 dama jël éducation def ko sur priorité. ma xalaat ne léegi ñun suñu commune bi ñu si bëri seen i doom dañ leen di génn école yi di leen yóbbu privé. te lan moo tax ñu leen di yóbbu privé. parce que école yi seen doom yi di jàng cadre bi dafa adéquat. dëgg la ma ne nag léegi man dinaa def lu gën a rafet tey jii man samay école privée samay école primaire amul benn école boo xam ne gënul rafet école privée yi. loolu tabax nga fa ay classe. lépp laa defar man sama école ci doo gis suuf. bi nga fa ci li nga fallu laa est-ce que tabax j'ai réfectionné l'ensemble des établissements. mais est-ce que yokk nga ci ay classe la yokkuma classe parce que amuñu effectif bu jar. bu pléthorique ba ñuy yokk mais en tout cas on a repris l'ensemble des écoles ba nga xamante ne tey jii
ku fa romb da ngay defe ne lii école privée la. parce que defar bi ñu ko bi ma ñëwee Fann Ok également Fann Ok dafa amul école xale yi dañuy doxee Fann Ok ba Fann résidence Joseph Gomis. c'est des kilomètres. bi ma ñëw ma ne mais lii c'est cruel lii wóorul sax. xale yu jigéen yi ñuy jaar parce que àll bi la ñuy jaar àllu université bi. mais ma ne lii wóorul sax ak dëkk bi xale yu jigéen pédophile yi wóorul te sa commune bi amul ma ne lii wóorul sa commune bi amul benn sécurité. ma ne lii moom xaw ma nan la. dégg nga cokkaas bi ci suuf dégg naa ko. dafa ñàkk sécurité. dégg naa ko parce que xam non bee ballon. dina ci ñëw zone bee bâtiment waaw amul benn sécurité. très bien dinaa donc cee ñëw moo yey utal leen ay carte sinon boo yëpp léegi àggali bi ma ñëwee waaw bi ma ñëwee mënoon naa comme la ma fa fekk. waaw mu continuer sama yoon. ah doo ñemewoo ko def ba. mais dama ñëw dem jënd bus bu bees tàq. waaw flambant neuf. waaw sinon ñu sàcc xale yi. teg si biir Fann jël chauffeur taxi. waaw chaque matin ma def si essence. muy yóbbu élèves yi aller di leen andi ñu ñibbi si te duñu fay dara kenn du fay dara. gis nañ la pour assurer seen sécurité. maintenant pour le problème de la sécurité mais il faut savoir que également la sécurité du compétence transférée ko maire ya nga bokkul ci 9. bokkul si compétence parce que la sécurité c'est une compétence de l'État. d'accord la mairie ne peut rien faire ci domaine sécuritaire amul lu mu ci mun def. mais lim lenn lañ ci mun a def xam mooy lan. collaborer avec la police pour ñu def ay patrouilles. ñun nag on collabore avec la police ñu ngi def li ñu war a def ci diggante. mais munu est-ce que reconnaître ngeen ni zone B ballon ak zone B dafa am ñàkk sécurité. waaye Sénégal gépp a ñàkk sécurité. non waxuma Sénégal tey moom fii tey maire tey sa commune la ñuy waxtaan foofu am na sécurité wala amul sécurité. amul sécurité. voilà man lii ma am na insécurité totale totale sax laa la wax. totale. bëccëg la ñuy agressé. scooters yi dañuy romb rek. kii nii sama attaché de cabinet la. d'accord kii nii. waaw sama attaché kam buntu maire bi la ñu ko fee porte buntu maire bi la taxaw. waa ji wàcc scooter bu xëcc. waaw téléphone bi li nga wax daf ñuy dal buntu maire ca zone A Ndoye Bane ca zone A moo tax ma doon ko wax benn jour Jean Baptiste da ngay gis bu làmba amee ni ba pare boo taxawee ci école ENA mooy tali bi lay yóbbu Saint-Thérèse Saint-Pierre soo taxawee dañuy ñëw bis sa sac et ñépp a koy gis nii wax dëgg yàlla loolu lu ñuy dund la bëccëg lañ koy def waaw lu ñuy dund la mais monsieur le maire suñu ñëwaatee ci autorisation de construire damay gis ni point E soo fa duggee dafa bari trop ay immeuble 10e étage 11e étage ak ñoom seen yow yaa leen jox autorisation yooyu noonu maa ko signé yaa ko signé est-ce que mesure de sécurité yëpp jël nañ ko parce que immobilier bari nañ ko trop car macha allah. xam nga ba 2000 ba 99 ba 1999 le quartier du Point E était un quartier résidentiel kenn amuloon droit tabax fa R+2 mais c'est à partir de 2000 avec l'alternance que le président Wade a déclassifié le Point E def ko dindi ko ci quartier résidentiel def ko quartier d'affaires bonjour maintenant les immeubles R+10 maintenant loolu tamit loolu laa lay autorisation man mënuma ci dara autorisation kay tabax R+10 bu defaree plan ba pare direction de l'urbanisme la koy yóbbu ñooñu def avis favorable ba mu jeex jox ma ko la courrier nga signé ma jëlaat téléphone dama signé par force boo signé wul ñu le président de la République génn na sax benn décret bu bees bu maire bañee signé dama ci sous-préfet mu signé la pour vous dire que ñun dañu bëgg woon ni rek mais souvent tamit ñoom ni ko état bi di politiquer noonu ñoom it noonu lañ koy politiquer yenn maire yi xaaral ma waaw dina ci tontu nigal ma jël ki ci ligne bi macha allah asalaamaaleykum maaleykum salaam. mbokk mi bisimilah. na ngeen def soxna. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax. ah man de maire bi moom laa bëggoon a wax tuuti rek. waaw. maire bi de moom xam naa ne mosuma gis sax xanaa xamante wuñu. dëgg la. waaye moom vraiment gis naa liggéey bi muy liggéey Fann. dëgg la. moom maa ngi koy doo gis sax ci télé bi en fait. maa ngi koy doo gis ba tey boo gisee nii sax maa ngi doog a woote ci télé moo tax ma woote. dëgg la. waaye liggéey bi muy liggéey daal vraiment bu maire yëpp meloon ni moom xam naa ne. ah vraiment Dakar bi yëpp dina am kii daal. moom daal maa ngi koy ñaanal li muy liggéey daal yàlla na gën a oyof ci moom. amiin yëppam gën a yokk bu baax a baax a baax. amiin Fanok nga nekk maa ngi gis nag kanam gi. man Fanok. waaw Fanok. dama fa jëndoon kër. d'accord mais dëkkuma fa. mais le fekk ma fay dugg nii. gis naa ni mu defaree dëkk bi daal vraiment ni mu ko defaree
dëkk bi pavage ak pavage yeeg yëpp vraiment dëkk bi dafa gën a set dafa gën a rafet moo tax ma dugg daal pour woote. macha allah. moom vraiment liggéeykat la daal. très bien. mais man li ma bëgg a laaj Pala. ñoom Maymuna ku ci tudd Maymuna Lam aussi monsieur le maire. nee na vraiment nañu la gërëm ñun nag dañuy wax loo rek fu mu ne nii dinaa yërndu Facebook xool ku d'accord ak ku d'accordul. non man kay bi ma yërndoo être parfait. bi ma yërndoo kay man loolu laa la bëgg a laaj ndax moom bi Ngaaka Blindé waaw ma yërndu ko nag. moom daa way King Baba. Pala mi toog bëgg a nangu King yi Ngaaka ja. man daal waa ko ñam naan ko King Maire. pour lan King Maire nga ko bëgg. ñun daal King Pala. mais esprit Pala des caniveaux. mais attends. très bien waaw mais jukkil waaw xasaw na xasaw boo xam ni. dafa xeeñ canal ya. kañ dafa jaar tey suba. 6 ans yi nii kuy réew ko ah. kon yow fa nga jëlee sa génneel yooyu. bi ma wàccee tey jaar naa fa ba ma waxee kay di ma napp kay mu àndal te dem bu may napp. waaw curage ba. mooy ko nag bu toogee ci sa kaw di ko yëg de. waaw ma xasaw na yooyee bari nañu. fa nga sojee nii. très bien. yooyee bari Pala la yooyu lay def noonu lu tax. am na ku bëgg a xam itam nee na zone B bëgg na zone B itam nga wax leen lan nga fa def. ñoom amal na leen solo lool. King Pala bi am na keneen ku ko wax. après dina dikk ci Pala famille parce que. nee na curage. bi ci caniveau le curage des caniveaux depuis 6 ans. comme 7 ans lan nga ci def ndax yooye bari na yëf ya affaire ba salté na ndox ma xasaw na. ndoy dama yaakaar ne yow da ngaa bëgg neexal sa émission. instant bi da ngaa bëgg neexal sa émission parce que yàlla def na ne. waaw. muy man muy état. at bu jot ñu def curage caniveau at chaque année. chaque année opération pré hivernage dañ ko am. loolu moom da nga bëgg neexal sa émission rek. neexul ma damay parce que soo jëlee Fanook waa xaar rek xam nga soo jëlee Fanook. jigéen ñëpp yooyu mat ne leen. xam nga Fanook dama laaj waa Fanook ndax yoo xet am na fa. xanaa gisuloo xanaa jaaruloo dañ fay jaar déedéet Fanook moom jaarul. sooy romb da nga jàpp sa Fanook doo gis Fanook boo duggee Fan ba ngay génn doo gis canal sax. déedéet doo gis canal bi. miir ba nga fa defa tax. voilà miir miir yaa boobu yokk nag miir bi. miir ba non amul woon miir da nga yokk miir bi pour nëbbu saltewaayu canal bi. voilà léegi nag xam nga man loolu. initiative boobu mu koy jël. waaw nit ñi xamul ñu woon lan moo taxoon moo ko joon mais man dama def prévention. mais tey jii miir boobu fa la nit ñi di wéeru. waaw di féexlu. sécurité. donc féexlu laa wax. parce que xet bi du ñëw. yoo amatul ku fay féexlu. yow kon jaaroo fa. fan la fi nga def. boulevard Maam Cheikh Ibrahima Fall. yow tam amul xet. yow foofu guddi boo ma jaaree xanaa ay àndu cuuraay nga fa taal moom. waaye xasaw na de. déet foofu moom xet amul. xam loolu moom waa Fann yi lay déglu xam naa mer nañ la parce que actuellement bu guddee ñoom nga waa Gueule Tapée dañuy xëccoo banc yi. am na ñoo xam ne seen i doom dañuy jël 6 heures. ñu jël seen doom teg leen ci banc bi pour ñu tàmm xet gi xam nga xet gi soo ko tàmmee ba mu dëkk ak yow. non non boobu moom xet amatu léegi ci commune am nañu wax lan nee naa sànq da nga def mbir am ca fierté waaye itam da nga tëdd dara tere laa nelaw ci commune bi lan moo la tere nelaw lan nga xam ne réaliser guloo ko te vraiment mu tenir la ak nga bëgg ko def c'est d'abord l'insécurité bi am si sama biir commune dëgg la bokkul sama compétence loolu lu ma metti la waaw l'autre chose c'est également le manque d'emploi des jeunes te mënuñu ci lu bari donc loolu tamit yu may tere nelaw la dëgg la parce que nit ki nag bu sañoon gis nga as gor dafa am loo xam ne daf ko war a daw soo dëkkee ci commune ñi la dàq jàng rek fa nekk ñi la ëpp xam-xam rek fa nekk mais suñu borom ci kàttanam tànn la yow jiital la war nga fexe ba am ngor gu toll ni boo xoolee nit ñi bala ngay dox ci biir koñ nit ñi jox la cëru ab sargal parce que loolu rek la nit yi am man de sama fierté du million du milliard li ma nit ñi di wax moo ma ëppal milliard parce que xam nga par exemple boo jëlee samay xale yi commune maa ngi doon wax sànq ci formation bi je dépense 80 millions pour bourse 80 millions bourse parce que xale yi nga xamante ne dañu am bac nekk képp ku am bac sama biir commune ak foo mun a far boo duggee ci maire bi jëlal la en charge fayal la première année ba master bourse entière laa ko ko demandé booy dugg ci maire bi parce que ñun soo école tëjee ñu publier ko sur Facebook ku am bac ñëwoon maire ñu fayal la donc li may neex mooy des fois damay dox ci quartier
dajee xale mu ne monsieur le maire merci man na ko merci pour lan mu ne yaa may fayal jàng pour te dire man xaw ma sax ñi may fayal je ne les connais même pas. parce que man maa ngi ci kaw ñoom bu ñuy déposé ci suuf la ñuy déposé donc bu ñu may andi pour ma signer xaw ma ko ànd ak man xaw ma ko àndul ak man nay xale yi commune bi rek. wala léegi lu tax yéen maire yi soo leen dee bëggee falu. ma jël téléphone. dellu si waat salaamaaleykum. maaleykum salaam soxna si nga léegi. ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. fay nañu la. bismillah. bon en fait c'est par rapport à cette émission là moi je suis de Kolda. d'accord. j'appelle de Kolda. L'autre là pas là maa ngi koy dégg à travers les médias. man de sincèrement. jàpp naa ne il fait partie des meilleurs maires du Sénégal. waaw man loolu laa jàpp c'est mon point de vue. puisque constamment maa ngi jaar Fann. di seet ses réalisations et ses œuvres. d'accord moi nag je suis un opérateur économique je suis basé à Kolda. Je suis constamment à Dakar et constamment je suis au point E di jaar di dem foofu ci secteur boobu may dégg pas là. ma ne ça moom c'est quelqu'un de très courageux qui a le courage de ses idées. su ma déggee une telle émission te pas la toog je vais saisir l'opportunité. di ko gërëm di ko sant par rapport à ses œuvres man nag maa ngi Kolda ñii nii. je suis président de la gare routière de Kolda. d'accord. c'est ça. ngeen nuyu ma ko bu baax au passage. waaw mi ngi lay dégg. mi ngi lay dégg ñu ngi nuyu itam maire Ngor. dikk na fi démb. kenn du moom yéen a ngi xool portable yi. ñu gis ne maire yi dañu wute. ci caractère daf ci am ñoo xam ne bu ñu dikkee da nga ree ba kii mais am na ñoo xam ne bu ñu dikkee da ngay gis ne ñii daal kaf géeg ree gi barewul. ci paa la fulaak fay dafa am ko am fulaak fayda la mais xam nga fulaak fayda gi yëpp tamit dinañu wax dañuy suñuy ñëw di laaj dëkk bi dañuy defar seen programme suñu paree lii dafa am kii bu ñuy defal maire yi comment on appelle ça dimbali leen ma maire bu ci ne daal li ma naan li mu mënee bu dikkee après ñu defal leen benn tableau mais ni bu xam nga élèves yi bu ñu jàngee ba noppi dañoo am tableau d'honneur ñu naan kii la ñu noté waaw dana loolu bëgg naa ñu def ko réalisatrice bu ko fàtte wax naa la keroog ne la heure bu émission bi jeexee waaw dinaa tànn man maire yi nga xamante ne nii nangu naa ne waaw bi ñu toogee di wax ji ñuy wax bu feebaroon nopp yi koy dégg wér mais am na ci maire yoo xam ne duñ bokk ca tableau lan nga seetlu mais après hors émission bi après émission bi laa dinaa lañ ko expliquer ci maire yi nga xam ne jaar nañ fi ci li nga xam ne jàng gis naa ko ci sa liggéeyu inspecteur waaw li ma seetlu ci maire yi fi jaar am na loo xam ne daal seetlu naa ko ñi nga xam ne liggéeykat yi dëgg am na nu ñu mel ñi nga xam ne liggéeyuñu dara defuñu dara c'est des maires fantômes nga ni des maires fantômes wuli mi yaa wuyul nga ni ñoo yàq dëkk bi da nga gën a boo sax di la kaay maire samedi dimanche temps yi ni ma coofee doy na waar dégg nga di nga wax tey ji maire yi suñu ñëw dañuy indaale assistante chargé de com bi mi ngi may xool rek di ma piis mais nekk duma morom dégg nga soo ñëwee di yor yëpp ci wareef soo indee programme waaw teg programme waaw lii dinaa defar lii ba mandat bi jeex waaw war ngaa defaraat ni beneen programme boo ne man kat maa fi ñëwoon 2014 ni leen dinaa defar lii la ma leen waxoon lépp mi ngi nii defaat ko ci beneen fiche woon ko askan wi dama bëgg ngeen faloon ma ndax li ma leen diggoon 2014 lépp def naa ko mi ngi nii ku ci mel ou ni bien man defuma ci dara dafay def audience publique voilà audience publique d'accord mais li ngeen ma waxoon lépp nag defuma ci dara wax dëgg yàlla man laajaatuma maire bi d'accord est-ce que loolu yaa ngi xalaat def loolu waaw xam nga li nga wax nii dafa am solo xam nga àdduna lan moo bon ñu fal la ngay tâtonner tâtonnement baaxul de làmbatu mooy xamoo li ngay def 2014 lañ ma fal maire sama premier conseil municipal c'était le 22 juillet 2014 le 22 juillet 2014 programme laa jox sama conseil municipal tuddee ko déclaration de politique générale ne leen juróomi at yi sama kanam lii laa si fas yéene def man dooy saa yu ma yeewoo xam naa fu ma jëm xam naa lan laa war a def si juróomi at yi bi juróomi at yi jeexee defar nañu un document bu tudd la commune faits et chiffres avant pendant et après bu mandat bi jeexee moom lañ jox nit ñi ne leen ñun lii lañ leen diggoon ci campagne bi santé lii lañ leen ci diggoon lii lañ ci def ñoom dinañ xam liñ leen diggoon ndax def nañ wala defuñu fan lañ fekkoon santé bi fan lañ fekkoon environnement fan lañ fekkoon cadre de vie fan lañ fekkoon éducation
toutes les réalisations ñu def ko avec des photos à l'appui te sax xam nga boo gisee lu tax du may faral ñu may reprocher télé dama leen ne bu fekkee man pour man sama waa population xam sama bilan dama war a toog ci télé bii wax ko ça veut dire que liggéeyu ma dara. mais subvention sport subvention équipe ya fa nekk lu tax léeg-léeg nga joxe léeg-léeg doo joxe. léeg-léeg nga joxe. est-ce que ba nga faloo ba 7 ans yëpp joxe. non man bi may ñëw 2014 300 000 francs laa fekk subvention. joxe woo woon 2014 laa wax. waaw 300 000 laa fa fekk. waaw ma yóbbu ko 1 million. waaw at bu jot ma jox ASC yi 1 million. mu am benn at. waaw boo xamante ne am nañ difficulté de trésorerie avec la perception ñu bañ a fay joxew ñu subvention at ba sa topp ma doublé ko jox ASC bu ne 2 millions fay leen bu daaw. da nga fay bor bi. waaw fay leen bu daaw mënoon na ma si bañ a fay. ñaata ASC la. 7 ASC plus la zone et les associations. ASC bu ne at boobu jox naa la 1 million pour at boobu jox la 1 million pour at bi si te muy 2 millions. King Pala day demaat élection. damay gañewaat. si kattanu yàlla. day gañewaat. si kattanu mais yàlla ña àndoon ak yow ñu ci ndax bari. King Pala day demaat élection. ñu ci bari ña mu àndoloon bàyyi nañ ko de. waaw ña mu parce àndoloon que Pala day ruube nag. dama àndoloon ca liste ba. ña ko jàppale woon ba mu falu. dañ ko bàyyi xaaj ba bàyyi nañ ko ñii dem nañ fee ñii dem fee ñii dem fee ñii. laaj nga ko mais lu tax ñu bàyyi ko dañoo gis lu liggéey wala dañ ko bàyyi. xam lan moo am solo. lan moo am solo ndax population bi bàyyi nañ ma. ah loolu nag loolu ak population bi ñëpp lañ àndal de. loolu population bi. xam nga politiciens yi nag lenn moo leen di nax. gis naa ko démb ci marche M23 ñaari ku ci nekk yor sa marche naan le peuple bi nekkul woon HLM Grand Yoff peuple bi nekkul woon place de l'Obélisque peuple yaa ngi woon seen biir kër yi dañ xam loolu bu nax seen bopp kenn daje leen lu mat 5000 personnes naan la peuple bi ñi ngi woon seen biir kër yi di leen ree te jàppe leen ay comédiens aussi absolument Ndoye dama la wax sànq ne la mais way dama bëgg defal sa micro trottoir xam nga man li nga wax nii dama si d'accord de xam nga ñun ñuy politique ñun ñi di politique boo jëlee ñun ñi ñëpp di politique ay 2% lañ de l'électorat nous sommes minoritaires mais les électeurs ñu ngi seen biir ko toog bokkuñu fenn politique ñu baax na mais moo tax ma ne la ndokk parce que man maa ngi dem si kër yi xam nga nopp bi xam naa li parce que commune bi ma yor nag ay fukk yóbbuwu leen fan résidence point ay caaxaan daf leen waaye moo taxit élection yi nga jëm dina tàng lool ci yow ndax ay ngand rek a jóg jëm si sa kaw non Pape Mayel Karim Fofana dégg ko ma ne ko ay ngand rek a jóg jëm si sa kaw dina metti ñooñu du ay ñu mbëri xool ba xam ndax kii moom it nelawatul non man kay gis naa ko mi ngi moom sam yëg nga ñàkk nelawam suba bi ma koy woo pour inviter ko dañ ni ma yeewoogul mais nee na la moom Pape Mayel nee na la bu demee day gañ mi ngi puus lu ne nii rek xam naa ñàkk nelaw gi la man nag kon dañ fi am rubrique nelawatul waaw yàlla Karim man Fofana da ko tere nelaw mooy docteur Malick Diop man nag yàlla def na ne man daw nag moom lim indaale sax nelawul xoola su dox di ñëw ci maire bi day waxtu naan waay non gisoo kenn kaa ngi toog ba yàgg mu naan nii bopp bi xam naa maa leen bàyyi léegi ba leen ko mu wax la Pape Mayel sama mag la seen réalisatrice nee na dàq na leen Pape Mayel sama mag la maa ngi koy macha allah nuyu politique la c'est normal ku nekk am sa ambition parce que nit kuy politique ambition mooy moteur bi donc nit day am ambition xëy na xalaat nañ ne mun nañu jël maire bi mun nañ si liggéey seen waa bay seen waa tamit sa rakk la de du waaw baax ku si nekk mun nga xalaat di nga xalaat waaye nag Ndoye Karim du sa rak Karim Fofana du sa rak Pape Pape Mayel Mayel sama mag la bàyyi Karim Fofana da nga naan sama rakk ju baax la Pape Mayel sama mag la Karim du sa rak Pape Mayel laa wax mu Malick Diop nag sama rakk la sa rakk la ah kon da ngaa xuloo Karim Fofana nii non ah doo ko nuyu sax nuyu ko sa doomu ndey ah est-ce que du Karim a nar a yëngal gësam aussi man nag soxna si man Serigne Touba laa la waatal ñooñu ñëpp tere ñu maa nelaw teew ñu laa nelaw kon rubrique tere nelaw yow bokkoo ci kenn si ñoom terew maa nelaw élection yi ñu jëm terew maa nelaw non ci rubrique tere nelaw lañ nekkoon rek xam nga moom la ñuy yëngalee gars yi terew ñu maa nelaw sax non élection da nga fàtte ne 2014 ñoom ñëpp candidat la ñu woon de kan moo ci nekkoon kan ñoom ñett ñi nga wax ñëpp candidat la ñu woon 2014 ñoom ñëpp ñaar ñoo àndoon kenn ki beru ñoom ñëpp candidat la ñu woon de ku beru woon foofu Karim moo beru woon def solution waaw Malick ak Pape Mayel Malick Diop ak Pape Mayel ñoo bokkoon dis ma boole leen ñoom ñett ñëpp te ren jii damay ñaan suñu borom loolu de dama koy ñaan yàlla nañu booloo nekk benn candidat lay bañ lay dañoo tas moo tax damay bañ lay bi laay bañ damay ñaan yàlla ñu booloo ñoom ñëpp nekk am benn candidat
ma boole leen ñoom ñëpp dugal ci biir poos. déet kon man dégg woon nga ni. dama leen di ñaanal ñoom. maa ngi naan dama foog na yàlla na ñu dëkk ci yow. ñoom laa wax ñoom moom jëlam lay rafetal nii. d'accord xam nga ñoom ñëpp candidat lañu. waaw dama bëgg ñoom ñëpp ñu booloo am benn candidat. waaw nañ dem ci élection yi. mayel yor na déqum biir de. ndax mu ree waaw kañ lii lañ ci soxla parce que waaw mais yaa gros plan ci lii parce que maire boo xam ne ñun gis nañu rek sama maire ndekete du ree waa léegi kii est-ce que du xaritu Macky Sall xam nga Macky Sall du ree Macky li non président dina ree bariwul de Eva xam nga dafa am naam Sam Eva dafa am loo xam ne dafa am solo ci àdduna. bismillah dama ko wax sànq dama ne liggéey kese moo am solo dans la vie bu la say nawle jiitalee war nga def lu jar ñu naw la. waaw xam nga politique tey dafa yàqu boo xam ne. waaw ñun ñëpp la ñu catalogué. waaw boo nee politique ñu ne fenkat la sàcc la. mais c'est pas bien. dañu dem ba politique tey ji yàqu. ba tey ñoom Ndoye Bane am na ñu ci yor xalaat boobu de ba tey ñoom Ndoye Bane ñoom ñooy jóg naan léegi ñun candidat la ñu. parce que politiciens yi nañ fi jógee. ñun société civile la ñoo. kërën comme si. ñoom ñoo gën a clean les politiques et c'est pas bien loolu nag ñun ñoo ko def xaaral ma waaw kañ léegi man ni nga yeewoon nii neex na ma li waaja doon ne yëf beeg may soog a ni nga ma jël ki ci li gësam bi la salaamaaleykum maaleykum salaam kilifa gi bismillah macha allah ni ngeen def ñu ngi sant yàlla di kontaan ci sa woote waaw man yéen itam maa ngi sant yàlla bu baax di parti émission bi di wax ñaari baat rek waaw man maa ngi dëkk zone B. zone B nga dëkkee. waaw waaye maire bii moom. li nga dëgg la. parce que moom doo jël rendez-vous di traîner bari ko gis. ku simple la. ku normal la. ku ne fi doo ci war a jaar dafa jaar seen loxo. ku ne fa def ko répartir ba nga xam ne moom mënoo tranquille parce que yaa ngi sa liggéey. waaw bi ñëwee léegi moo defar place boobu. foofu la defar soo duggee si maire bi yëpp daf ko defar. moom xam naa ko baax a baax moom xëy na suma man sax. parce que man li wax ni dëgg la il faut la dëkk à deux pas de la mairie. maa ngi leen sant bu baax à deux pas mairie dëkk li wax yëpp noonu la ku sérieux la ku tranquille la ku am fayda la. te wax ne si maire fa nekkoon xam nañ leen ñoom maire yi Pape Diop Pape Malick xam nañ ko. xam. ok. très bien. maire nee na yaa ngi doon wax nee nga liggéey daal bu la say nawle jiitalee. da ngay war a fexe. waaw. ànd ak ngor. waaw. ba li ñuy wax politiciens yi mu dañ. waaw te loolu dama si interpeller solennellement le président de la république. dëgg la. na bañ a nëbbal kenn. waaw. na bañ a protéger kenn. waaw Sénégal dañ ko war a liggéey. dëgg. c'est-à-dire xam nga man lu ma war mënul gëm. loo mënul gëm pourquoi tu es maire tu dois être millionnaire. pourquoi tu es maire da nga war a am alal. pour lan parce que tu es maire da nga war a am alal da nga war a am ay kër da nga war a am ay immeuble. mais pour lan amul dara. waaw mais attends xam nga damay faral di wax ne man dañ may interpeller des fois. ne ma lu tax amoo kër. man leen su ma ko amee xam leen ne dama ko sàcc. mais grand pas la ma tooñ na tuuti am na sax ku la fi ne le maire est célibataire Eva laaj ko ba xam man loolu dama ko gëmul xaw ma kii tam lu ci yoonam. dama cee ñemewutoon a egg. wax na dëgg. 7 ans yi nga xool yëpp célibataire ma wax na dëgg. ça fait 20 ans. 20 ans de célibataire. et puis man de waxuma ko waaw mais mami 20 ans. kii tam bu doon gisaane ma ni ko moom lu ci yoonam ci sunu invité bu nekk célibataire. ah man de wax dëgg yàlla bi ma ko gisee dama kaa ñemewutoon a laaj. ah ñeme. maire loolu dañoo war a def te ji maire bu amul jabar kel bu la kenn fal sa candidature dañ koy rejeté. maa du ko amul soxna du doon président de la république. soo amul jabar. waaw waroo mais maire dafa war a am première dame. vraiment ngay campagne sa jabar nekk sa. am naa première dame de. bu mat première dame nag. ah nga ni am naa première dame bu mat première dame. mooy sa waajur sama yaay. demee sa yaay yow sa kër yaay nga dëkkoon ndeysaan. bi nga faloo nga tuxu dem luwe ji. Lii yëpp xam nga ko ci. ah bañ a. man. mais loué bi yëpp génnuma zone B de. waaw jo d'accord zone B nga nekk sa kër waajuru jigéen nga nekkoon nga mais nag dafa baax yaa ngi imaginer Ndoye Bane muy campagne ànd ak Marie Bane kii ñu Vraiment coof ak cofet. nga naan ni loolu dafa rafet mu Xanaa bi mooy rubrique vie privée. kii ko leen àndal paalam te li ma ci ne balaa élection yi utal soxna de Bane bi nga waxee loolu xaw na nii sourire. kenn newu ci jëlal mami yëpp ay way astafirullah. TFM jàppale la man ci wax ji laa bokk ma. ah waaw du la jox
te jarbaatu Pape Mayel la na la ko Pape Mayel may benn yoon. loolu yëpp tamit am na ci. Pape Mayel de lu mu soxla waaw kon jeex na loolu lépp ci campagne bi ci la. Pape Mayel non maam Fambaye Fall Diop maa ngi lay nuyu maam Boy. Pape Mayel maa ngi kon ñëw. jeex na kay. wala docteur mo wal nga wax ka jaar ci Karim Fofana mu nga xam ñoom ñaar seen ñaari maam yee bokk ñu may la ko Karim Fofana sa doomu day sa xarit. nee nañu Ndoye Bane na nga ko bàyyi kii mooy xale maire yàkkamtiwul dara. ah mais xale maire aussi may leen ma dugg Facebook. am na 40 wala 50 non demal. ma yónni demal. waa léegi salaamaaleykum waa Facebook. Alaaji Bachir Diouf nee na ba kii du Bachir moo làqatu rek di yónnee ay message Alaaji Bachir Diouf nee na merci beaucoup grand keneen nee na yow nee nañu jeunesse bi nee nañu waaw King Pala dëgg affaire bi yow la Pala mooy yëngal gësam waaw mais kan damay wër nag ku ko waxal leneen yii yëpp dafa neex. doo ko gis Pala da leen a mbaxalal soo Pala wàccoo nga ak ñun. waaw d'accord message est-ce que du ñaar ñi dikk leen bu leen ñii ñaar ñi waaw très bien d'accord léegi nag Ndoye Bane lii de laa gis. waaw mais d'accord gisuma fi lu ma tiital de. non mënu benn jaay mi mooy yónnee message. xam nga maire mënoo def lépp et puis dama bëgg mu wax ma say relation ak Khalifa Sall sore na trop xóot na loolu. te gis naa ni ku fidèle nga ci moom. lan mooy secret bi sa diggante ak moom. Khalifa Sall du sama leader politique. Khalifa Sall sama papa la. bi ma amee 11 ans laa dugg si loxoy Khalifa Sall. waaw boobu Khalifa Sall étudiant la dëkk pavillon marié. saa su 2 heures 3 heures jotaan. waaw man maa daan doxee maison du parti ba pavillon des mariés yenu añam teg ko sam bopp bi doxee étude université andil ko maison du parti mu añ ba pare ma doxaat yóbbu kañ kooku sama baay la sama pap c'est mon père spirituel. dëgg lu nekk ci man. si administration si xam-xam politique moom moo ko def si man. te defantuwul ak man nag. ma koy gërëm au passage parce que tey. lépp lu mu mës a def rek gis naa njëriñam tey. témoignage bi rafet na. gis naa bu baax tey jii tey lu ma mën. waaw si administration mën ko si politique ginnaaw yàlla Khalifa Sall la parce que moo ma tàggat te foofu si dama daan dem ba ne daf ma bañ tellement daanu ma may dara. mais tey gis naa njëriñam te it si moom rek laa topp man tànkam laa topp mais nag maa ko mën léegi dama ko raw jàngal na ma mais léegi maa ko. yaa ko raw ci raw nga ko kon sa xel a gëstoo maire bu Dakar ko. macha allah mairie Dakar. waaw Barthélémy Dias laay supporté mooy sama candidat. Barthélémy est-ce que déggoon na ceeg Khalifa. bu baax. ah. bu baax Khalifa xam na ne Barthélémy est candidat. waaw xam na ko mais est-ce que déggoon nañ ci parce que. déggoo c'est-à-dire. non Khalifa xam nga dafa jiite taxawu Sénégal jiite taxawu Dakar. Khalifa mënul taxaw naan kii mooy sama candidat kii laa fara. Sam war di njaboot soo am elle est maire actuellement moom mooy maire. te si biir coalition bi la nekk. waaw mais elle est candidate waaw mais elle ku nekk am na droit. man bu ma neexoon du ma nekk candidat la. maintenant nag bu ba le moment venu. les gens vont se mettre autour d'une table trouver un consensus. xool kan moo ëpp chance ci candidat yi. parce que du ñu jox nit parce que dañ la bëgg a jox. dañuy xool bu ñu joxee du ñu tànnee candidat. ban chance la am par rapport aux populations de Dakar. loolu la ñuy def donc Khalifa moom il est mal placé te du ko def parce que kii connaît Khalifa Sall. du dugg naan kii laa faral kële laa faral mais xam na ne il reste constant et que digganteem ak Barthélémy Dias. par rapport ak li ñuy de xalaat yaa amul sax lu xaw a dem bay lëndëm. amul yaa rien. mais dispensaire bi moom kañ nga koy inauguré Georges Laout. fan yii rek. li ma war a inauguré bari na de. Laout moom mooy kan kon campagne bi ngay xaar pour inaugurer. déedéet ci juillet bi incha allah. Laout moom mooy kan moom. non Georges Laout nag xam nga Georges Laout. waaw Laout moo moomoon terrain boobu. waaw moo tabax dispensaire ba. waaw mayoon ko ville de Dakar. waaw ñu tuddee ko. loolu moo tax mënuñu ko changer. parce que ki jël terrain am. tabax dispensaire. mayoon ko ville de Dakar boobu avant indépendance la woon je pense donc kooku tey du ngor nga changer ko di fa def keneen. pour yéen a nga ci di xalaat tamit continuer comme li ngeen daan def mooy jël mbedd yu mag yi tuddee ko kilifa yi réew mi. nga xamante ne dina tax xale yi jéem a gëstu ki ñu tuddee mbedd mi ma dëkk mooy kan. très bien. dernier conseil municipal bi ma def rek. ordre du jour bi loolu amoon na ci. très bien. de telle sorte que mbedd yu si bëri tuddee nañ ko ay nit yoo xamante ne dañu jariñ réew mi. waaye amoon njariñ suñu commune. par exemple boo xoolee boulevard bi nga xam ne mooy bu mag parce que tànk laaj na ma question boo xam ne. jotuma si woon tontu. loolu moo doon lan moo la gën a neex. ci say réalisation foo xam ne daal
fu ma taxawee damay bëgg. mooy boulevard bi ma tuddee Cheikh Ibra Fall. boulevard maam Cheikh Ibra Fall foofu saa yi boo fa taxawee dama naan bu fi yemoon tey neex. bàyyi fa am. très bien pire. waaw bu raxul dara léegi insécurité bi ci la xam naa ci la ñuy mujj tëjee. est-ce que yaa ngi dox nga ay jéego pour mën a am sax benn poste commissariat foofu ca. am nañ commissariat du Point E. am na commissariat est-ce que yaa ngi lëkkaloog ñoom. bu baax parce que damay gis waa BER brigade d'intervention rapide souvent dama lay gis ñu suivre nekk ci biir quartier bi. est-ce que yaa ngi lëkkaloog ñoom pour insécurité bi am. zone B ballon ak zone B ak bâtiment zone B bâtiment parce que foofu askan wi ñi ngi jooy rek de. mais ñëppay jooy de goman la sama buntu maire lañu agressé sama attaché de cabinet kon kay xam nga ñun ñu si biir maire bi sax rëccuñu. mais malheureusement. sécurité maire bi ku ko yor amu leen police buy monté foofu. am nañu ay ASP. ah mais est-ce que lu demu leen wax commissariat bi mu utal leen benn agent bu fay monté sax. si biir maire bi. ci buntu pël maire bi waaw. non loolu du ko def sax. ah non du ko def. ville bi moo war a gérer. non ñun ñoo ko gérer ay ASP ñoo fa nekk. si biir maire bi. maintenant sécurité bi c'est un réel problème. sécurité de proximité la ngeen vraiment c'est un problème. parce que tey jii bu ñu bàyyi woon la xawoon avant ñuy xeex Khalifa Sall. y avait une police municipale. police municipale boobu mënoon na am lu mu jariñ mais malheureusement cette police elle a été dissoute xam nga delloowaat police bi yëpp amatul police municipale li ñu am mooy les volontaires de la ville de Dakar ñooñu ñu ngi liggéeyal ville de Dakar ñun ASP la ñu am et on a mais malheureusement on ne peut pas exposer également ay doomu jàmbur parce que am na réunion bu ma dajale woon commissaire Point E ak population zone B. ñu wax affaire insécurité bi ñu waxee affaire brigade de vigilance mais commissaire bi daf ñu ne. loo leen ci def koo leen gaañ dañ leen di tëj parce que vous n'êtes pas assermenté. waaw léegi man damay exposé doomu jàmbur. très bien mu dem xeex Ndoye Bane ci wàllu sécurité lay waxee ba tey xam nga awa dafa am manière am bu muy gungee jigéen ñi. na ngeen fexe defaral jigéen ñi ay foyer yoo xam ne dañuy gisee seen biir. waxuma sax waxu jeunesse mais les femmes ñuy regrouper wu di waxtaan seen biir parce que dana defar lu bëri. ci développement wu gox bi ngeen nekk. dana defar dara itam ci développement wu ci doxalinu ménage yi parce que bu ñu saytoo mbir mi gis nañ ne la femme sénégalaise ci biir wàllu ménage am dafa am ay soucis. ay problèmes yu bare. comme yéen da ngeen nekk à côté des femmes bàyyi leen ci xel gox bu ci ne na defar foyer wu jigéen ñi. woo fa ñañ fa war a woo ñu leen di gunge. parce que lii xew ci kër yi xumb nañ torop. femme koñ baat bu ñu leen ko defar femme koñ ba itam bu ñu leen ko defaralee ba pare bu ñu demee ba yegg fa. ñu wax lu développé seeni sëy ak lu développé gox ba te bañ faa dem naan Penda Ndiaye ni mu toogee ma yow yaa ngi koy seen neex a dëkkal wokkanteeg ruubee boobu tëj naa ak jëw buñ ko bàyyi wulee kii da lay dolli femme yàq tabaxaloon ay jamaa d'accord ma firi gént dana fi ñëw léegi ci kanam oustaz Ba ñu ngi koy nuyu Eva Tra dafa am géntam goo xam ne du ko bàyyi wu mukk te fukki at bu ma ko gisee moom rek laa koy laaj Ndoye Bane waxtu bi nee na candidat la waaw lan la nara lan lay proposé waa commune ba King Paa la tuuti rek mënoo wax lépp. comme nee nga ko lan King Paa la lan nga fa bëgg a def te defa boo ko fa. loo xam ne yaakaar nga ne soo ko proposé waa commune bi dinañ la xalaat. non xam nga on a un programme boo xam ne développé nañ ko ba pare. tey jii mënoo matal yëpp si benn mandat. parce que benn mandat tu peux pas tout faire. parce que ambition bi ñu am ñun mooy refaire de cette commune ce qu'elle a toujours été à savoir une commune résidentielle. mais loolu mënoo ko def yëpp. parce que xam nga boo ñëwee fekk dara nekku fa. nga reprendre lépp dina am lu bëri luy des surtout si jël en charge la population. donc il fallait mettre les bases am ay structures am ay infrastructures yoo xam ne ñoo mooy doon sookulu développement. bu yooyu taxawee ba pare nga jublu nag si nit ñi. donc loolu c'est des programmes yoo xamante comme je l'ai dit ñun tâtonné wuñu. xam nañ fi ñu jëm xam nañ fi ñu bugg yegg donc li ñuy ñaan yàlla. mooy mu may ñu kattan ak wér ak ba ñu yeggali. beneen mandat pour ñu mun a yeggali li nga xam ne moom la ñu bu ñu paree boobu nag ñeneen ñi bu ñu buggee nañ ñëw jël. mais foofu à part terrain Jaraaf boobu am na beneen terrain bu waa Point di. amu fa foo booy fu ASC yi fu ñu entraîné ji. bon ASC yi am na bi zone B am na terrain bu ndaw Blaise Diagne mu nga fa école normale mu nga fa donc mais Jaraaf yi tamit si biir waxtaan bi arrangé wu nañu ba ñoom. dina am heure yoo xamante ne
ay sew quartier bi ñoo fay entraîner gratuitement. waaw loolu yëpp dañ leen koy bàyyi négocier nañ ko ak ñoom ba pare. très bien waaw mais bon dama ko fàtte woon laaj Auchan yeeg yenn kii noonu est-ce que xam nga Auchan ñoom dañuy recruter ak yeneen hôtel kii yi fa nekk boutique yi fa nekk supermarché fa nekk est-ce que di ngay toog nag waxtaan ak ñoom pour ñu jëlal la ci ndaw ñi noonu. waaye dëgg yàlla aw maa jëluñu kenn. aw maa ñoom benn contact. man aw maa ñoom mais est-ce que dox nga ko. déedéet doxoo ko doxuma ko de damay wax dëgg rek. man je vis toujours très bien nekk en waxtu contact bi ak xoj nañu. waxtu bi agsi na taxaw temb ne jeex na. monsieur le maire ñu ngi lay remercier bu baax a baax. maa leen di remercier. kontaan ci flexibilité bi nga am ba occasion bi ngeen ma may. ma ñëw tey pour la première fois TFM. dëgg la waxtaan ak askan bi. gis leen nii parce que chaque jour ma suivre leen. c'est vrai mais mosuma gis jëmm yi. dëgg la ma gis jëmm yi au moins. gërëm leen gërëm waa TFM yëpp. gërëm population commune Fann Point Amitié. parce que li am solo mooy bëgg biñ ma bëgg. looloo am solo parce que waaw dañu bëggante daal parce que. entre man ak population bi c'est un amour. bu yàgg daal. waaw parce que mënoon naa toog fii lu ñaaw rek ngay dégg. lu bon rek ngay dégg si man. parce que politique la nag. may lancer rek un appel à ce que ñun ñëpp politiciens yi. ñu nekk ay homme politique bàyyi nekk politicien. je pense que alalu réew mi nañ ko bàyyi ak waa réew mi. dama wax sànq ne gëmuma pourquoi un maire boo nekkee maire war a nekk millionnaire. pourquoi boo nekkee maire war a am ay R plus lu dul jeex. pour la ban maire moo nekk millionnaire. xaw ma man waxuma benn maire dama ne politicien laa wax. aujourd'hui bu ñu nee politicien nga rek. boo amee ndomb tànk rek millionnaire nga. waaw loolu du yoon. c'est pas foo ko jëlee du métier. mais foo jëlee xaalis boobu. xaalisu askan bi nañ ko bàyyi ak askan delloo ko askan bi. sàcc gi dafa doy. dafa doy yow lu sa spécialité à part maire lan ngay liggéey. man je suis en général avant que je ne sois maire dama nekk am comptabilité. je suis comptable de formation. après ma def ressources humaines. donc je suis gestionnaire des ressources humaines. d'accord donc loolu laay liggéey. donc li si des nag politique la rek. actuellement nii li ñu ma sant. mënu ma ko booleeg leneen. dama concentré wu si mairie bi. bés bu jeexee ma defi leneen. dëgg mais mairie kese doy na liggéey nag. waaw fu ma toll nii moom bu ma xëyee suba ba. mairie kese waaw liggéey bi daa bare doy baan. kon boo nekkee maire da ngay bàyyi non am métier baax na man bu ma fi jógee léegi maa ngi liggéey évidemment. absolument mais dafa am yoo xam ne tey imagine bu ma fi amoon 5 programmes. doo dem danaa ko yëg fenn fi. absolument c'est vraiment que wax et je signe. c'est vrai King Pala luñ la loo bëggoon ñu laaj la ko te laaj ñu la ko. nga ni lu mu bëggoon ñu laajte ko te King Pala loo bëggoon ñu laaj la ko te laaj ñu la ko. laaj ngeen ma lépp defe naa de. foog naa ko de. kon bëgg nga daal. waaw kontaan naa trop kontaan naa si yéen trop. en tout cas di ñaan yàlla def jàmm si réew mi. amiin yaa rabbi takkal jabar nag quoi. lu jot rek yomb. parce que constitution nañu tegal wayu ki ne lamba célibataire oo. waaw waaw ma bokk ci biir way wi. non très bien constitution bii déedéet bàyyi ko ndax damay bokk ci biir way wi te. non constitution Mangook jërëjëf monsieur Samb kontaan nañu ni ma ko waxee rek ñu ngi koy remercier bu baax a baax di gërëm itam soxna yi la gunge ku yeboo di ànd ak soxna yi ndax ñoom wax dëgg yàlla dañoo xarañ loolu lu ñu dugg lu ne rek victoire lañ ciy ut loolu moo tax man maa ngi sant yàlla ci li mu ma def jigéen waaye li mu ñu def itam ay soxna tabaarakàlla macha allah Mami Linguère ñu bàyyi la yow itam. wallaay am mbégte bu baax a baax jàkkaarloo woon ak maire Pala King Pala comme ni ko gone di waxee wax fa dëgg yàlla ndax li ma wax sànq rek wax moom bu feebaree nopp yi koy dégg ñooy wér te nit buy wax lu dëggu ci moom dafa am nu mu koy waxee kii wax ne la jàkk taraful kooku li mu lay wax loolu dafa nekk ci moom te nag réew mi kenn moomu fi kenn loo fi toog di ko wax suba ba ngoon jot bu dëggul gars yi fekk la fa nga koy waxee moom yetta la fay fekk ba puusal ñu jàll rek di wax yeneen maire yi ne leen nañu góorgóorlu parce que wax dëgg yàlla ubbil nañ leen occasion boo xamante ne itam mooy kaay leen wax li ngeen def mais kaay leen bu amoon ñagas-ñagas ak seen digganteeg ña ngeen dëkkal ñu jéem ko rattaxal am na nag Ndoye Bane xam naa di nga am sas Eva di nga am problème parce que lii moom man xaw ma kañ ngeen koy bëgg a tëj mais ñiy demandé pour seeni maire jaar fi ñi bëgg seeni maire jaar fi moom mënu leen a jeexal bu ma duggee nag point wax dëgg yàllam damay dem ca jigéen ju baax ju sell jooju fa nekk sama maam ajaratu Fa Mbay Fall Diop kooku nga xam ne néew ma samay at bari na néew ma damaa gëmmentu maam dina ma woo 21h ñu tëju maak moom ba minuit nijaay du xam li ñuy wax mama Rayane du xam li ñuy wax
di ko wax ne ko maam boy yàgg fi te wér loo fi yàgg doy tonton Pape Mayel yow sama diggante ak yow dootuma ci wax nañ ko bàyyi ba guddi ñu eggalee li des mooy borom Dakar saraka ngi nii nag yaay borom non astafirullah borom Cap Vert mais galgal bi na ndaw la moom fan ke jërëjëf Ndoye Bane Dakar Ndoye Bane non grand bi laay tooñ merci beaucoup monsieur le maire ñu ngi lay remercier bu baax ci disponibilité bi vraiment woole ci suba gi rek nga ñëw def lii vraiment ñu ngi lay ñaanal yàlla na sa yoon leera amiin yàlla na lépp sedd buy wax dëgg yàlla affaire yi moom émission yi moom su ku ñëw rek il faut ñu jéem a tàngal ba mu tàng rek mais nag que le maire gagne waaw ñun moom amuñu ko ñuy àndal ak ku ciy faral di remercier tamit sa chargé de com be wax dëgg yàlla coordonné nañ émission bi ba nga ñëw teew te musuñu gisante musuñu wax téléphone tey jii lañ mos a gisante loolu ñu ngi ciy kontaan parce que ki yore communication bi moom moo xarañ rek loolu moo tax mbiri demee noonu ñu leen di tàggu di leen jox rendez-vous lundi incha allah ki nga xam ne moom moo di Ablaye Balde dina ñëw da nga bëgg ñu continuer Ablaye Balde dama fogoon ne tey lañ koy tëj mardi maire waa affaire à suivre Ndoye Bane bàyyi ma tàggatoo président ñaari tali bi nu mu tudd gisal waa léegi bàyyi ma tàggatoo soxna Miya Ndour yow itam ñu ngi lay remercier bu baax remercier waa Régie yëpp di wax suñu beneen soppe Marie Dior joyeux anniversaire gudd fan ak wér ajaratu yatte ba mu ajaratu Kinelo macha allah moom itam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax suñu soppe la suñu xarit la damay daal dee dem nag ca Ndar dem seet ci Adja Naboulaye maa ngi koy nuyu bu baax a baax sow di ko gërëm Adja Aïssatou Sarr itam ma nga Ndar Adja Ndeela Pen ma nga Ndar keneen ku ñuy nuyoo itam muy Yando Baro ñoom ñëpp ña nga Ndar macha allah kon nag soxna yi nekk ca Ndar ñu ngi leen di nuyu ñaanal leen gudd fan bu ànd ak wér Adja Aïssatou Sarr yaayu Suzanne Diagne sunu soppe bu mag boobu moom itam ñu ngi koy ñaanal képp ku toogoon bàyyi ñu xel di ñu seetaan ñu ngi lay nuyu di la gërëm may remercier nag man ci Traoré ci mbubb mu rafet mii mu ma soloon xam nga cuub balaay rafet mu mel ni soit liis ba dee wàcc neex a sol macha allah jërëjëf sama rakki xol Sélé Fabouré Dante Fabouré Bagituma Mamare jërëjëf merci beaucoup mbubb mi neex na ma nga nekk ci 77 321 08 74 77 321 08 74 Mimi Traoré nag moo ma jox sarxataan bi ma ci def te mu jugee ca Mali Mimi gërëm naa ko sant ko bëgguma mu xeeñ la sax jubluwuma ci mu lay fa mu war a xeeñee na fa xeeñee jërë ngeen jëf mbokk yi merci bu baax